bon asalaamaaleykum chers internautes de Reubeuss TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey seen journal coronavirus mercredi 1er avril 2020 dañ leen di indil lépp lu jëm ci information ici au Sénégal li gën a fës ci information yi mooy premier décès bi ñu am mu nekk koo xam ne Sénégal ñëpp xam nañ ko muy Pape Diouf mu nekkoon koo xam ne moo nekkoon président Olympique Marseille de 2005 à 2009 nekkoon na fi tamit agent de joueur nekkoon na fi tamit journaliste mu nekk décès boo xam ne vraiment bett na monde sportif bi ñu koy jaale waa Sénégal di ko jaale tamit képp kuy sportif gis nañ te aussi au Sénégal tey si 195 personnes yu ñu demoon defal leen test 15 ñoo ñëw positif ci biir 15 yi am nañ benn cas importé ak 14 cas contact suivi Médina tamit am nañ fa ay cas depuis barki démb coow li bari na suñu ay agent wàcc nañ fa dem xool mbir bi ni mu demee kon dañuy bàyyi reportage bi Ramtolaay def mu wax ci coronavirus bi am Médina. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci seen chaîne YouTube bu Reubeuss TV tey nag ñu ngi fii ci rue 23 angle 4 ñu déggoon nag kër gi nga xamante ne mu ngi fii moom moo nekk nii ci suñu ginnaaw am na koo xamante ne dafa jóge woon bitim réew am ñu ne dafa am ci coronavirus bi on dirait que seen waa kër yëpp dañu leen mettre en quarantaine yóbbu leen ñoom ñëpp hôpital ba tax na dañuy laaj ñi nga xamante ne ñu fi dëkk ñoom naka la ñuy dundee bés bi nga xamante ne dégg nañ na kër gi dañ koo quarantaine. yaay booy maaleykum salaam bébé. tur bi naka la. Ndeye Aram. yaay booy ñu gis ne kër gi dañ koo quarantaine yéen ñi nga xamante ne yéen a dëkk fii loolu ban jàngat ngeen ci am est-ce que seen fit yi toog na. non suñu fit yi kay xaw na dem xam nga feebar bi moom ñii dañu gëm ñii gëmuñu waaw ñun ñi nag dëkk ak ñoom ñun gëm nañu ne feebar bi am na léegi tiit nañu moom jommi nañu waaru nañu waaw ndax loo xam ne day dale taxamoo nu muy ñëwee ci yow xam nga loolu doy na waar waaye sant yàlla rek lu yaa si fi ne nag ñun la ñu gën a inquiété wu di leen ñaanal yàlla fëgg seen bopp bu baax ba ñu dellu siwaat ci seen njaboot mën a def seen activité metti na moom. amiin mais est-ce que yéen a ngi sóoraale tamit seen njaboot ji sew ñi nga xamante ne dañuy génn ci mbedd bi di foo. waaw ñu ngi koy sóoraale bu baax jël nañu suñuy garde maire bi ñëw na toppatoo ñu wax ñu ni ñuy def ak yooyu yëpp maire Bamba Fall toppatoo na nit ñi bu baax wax nit ñi quarantaine bi ñu war a def ak moytu beeg yooyu yëpp maire bi wax nañu ko. waaleykum salaam. tur bi naka la. ñaa la ñaa. Papa Ñaa yow na nga gisee kër gi nga xamante ne dañ koo quarantaine te ngeen dëkk fii nii ci koñ bi. ah waaw nii moo gën sax parce que noonu rek lañ mën a def mais nu ñu def lu dul lool moo tax ñu def ko quoi c'est normal. yéen ba ngeen yëgee ne paa bi jóge na bitim réew ñëw fii boobu ba tey amoo leen ci benn seetlu wala ngeen jéem a prévenir ñi nga xamante ne ñoom ñooy faj affaire corona bi. non buñ ko gisoon kenn dañ koy signaler mais gisuñu ko woon quoi. après ba mu demee ba aggravé peut-être la seen waa kër gis xam ni bu yàggee du baax quoi xam naa moo tax mu woote pour ñu yóbbu ko. paa bi ñaata temps la fi am après. xaw ma ko nag mais il paraît que am na fi ay 2 semaines je pense loolu laa dégg quoi ci ay wax. ba tey ñu nekk fii nii ci rue 23 angle 4 kër gi ngeen di seen ci suñu ginnaaw am na ay éléments yoo nga xamante ne jot nañ leen laaj ñu wax ci li nga xamante ne moom mooy seen xalaat am na ci ñoo xamante ne nag. ñoom nee nañu am na ñu fi jotoon a jaar démb wax leen que ne carrément jarul ñuy jox information yi ñuy joxeete information yi parce que mbir mi dafa war a doon mbirum sutura parce que ki mu jàpp kilifa la nañ ko def nañ ko suturaal ci li nga xamante ne moom moo ko jàpp ak waa kër gi nga xamante ne dañ koo quarantaine jërë ngeen jëf. suñ fa jógee dañuy dem marché Tilène gis nañu ne que bëri na ay jaaykat yu fa ne. tey dañoo bon xam ñoom ni ñuy dundee couvre-feu bi heure bi ñuy wàcc ak heure bi ñuy génn dellu seen kër jamono ji ni mu méttee. bu ko Macky defee dinañ dee ndax am na ñoo xam seen loxo jotu seen ginnaaw léegi bu nekk kenn dootu génn fan la ñuy lekkee ak fu ñuy naane war daf ñu indi dund loolu bu ko bëggee kon kër gu nekk na ci dugal dund kër gu nekk na ñëw dugal fi ravitaillement waaye bu ne dama bëgg a tëj fu ñuy dundee kon kay mooy loolu mooy dee leen rek. ñëpp fii la ñu suturloo bu ñu mënee jàppale. ñu mun a jëlaat suñuy place mun a liggéeywaat normal ndi lii métti na loo dencoon diggante biir semaine bi jeex na man dama préféré woon toog ci kër gi man mii dama toogoon ci kër gi nangootuma dem marché biñ ko waxee ba pare ma arrêté sama liggéey waaye bu ma demee ba ma xam ne yoratuma li may dundalee xale yi si seen baay dafa génn tombé couvre-feu bi mënatul génn dellu soit fi mu nekk te mënul nekk di mun a yónnee dara il faut ma obligé génnaat looloo tax ma génnaat
booy dem di mun a jàppale xale yi ma am li ma leen di jox. ah lu ma koy dundee comme ñëpp nuñ koy dundee rek ndax boo gisee couvre-feu bi am xëy na feebar bi am moo tax bu du woon feebar bi loolu musul am man de musuma ko fàttaliku fii si Sénégal waaw waaye feebar bi am moo tax ñu ne nit ñi nañu teel a génn nañu teel a fatu moo tax macha allah maa ngi jaay de sama client yaa ngi ñëw de. yaa ngi am ay client comme li nga ko daan amee auparavant wala léegi wàññeeku na. léegi sax la gën a yokku ndax bu guddee ñii di dem di uti reer doo boo génnee guddi lii fii dal la da ngay teel a gën kay fatu kay loolu la nit ñi di def léegi macha allah de man daal chaque jour ma jaay macha allah. maa ngi sant yàlla bu baax a baax. dañuy client yi fi ëpp ñu doon ñëwatuñu ko ñu bari génnatuñu liggéey sax pour ñu jël ci ko sax problème lay doon parce que koo woote téléphone mën na la couvre-feu bi ak nangam kenn génnatul ba léegi instant yi moom metti na trop suñu wax dëgg yàlla. loolu moo nekkoon information yi am ici au Sénégal gis nañu nag Sénégal actuellement ñu ngi ci 190 cas kenn nag malheureusement moo ci génn àdduna 45 wér nañu ba dellu nañ seen kër ñi ci des ñu ngi ci sous traitement. actualité bi nag actuellement en Afrique mën nañ ne Afrique du Sud moo ëpp cas positif ñoom actuellement ñu ngi ci 1353 personnes yoo xam ne testé nañ leen positif 5 ñoo ci ñàkk gum seen bakkan 50 personnes ñoo ci wér ba dellu nañ seen kër. gis nañ tamit Algérie ñu ngi ci 716 cas 44 yoo xam ne wax dëgg yàlla ñàkk nañ seen bakkan mu nekk lu tiis 46 yoo xam ne tànn nañu ba dellu seen kër. Côte d'Ivoire tamit nga xam ne ni mën nañ ne ci pays Afrique de l'Ouest bi lañ bokk ñu ngi ci 179 cas ñoo xam ne leen testé positif kenn moo ci ñàkk gum bakkanam 7 yi wér nañ ba génn hôpital. Maroc aussi tamit gis nañu ne que corona bi mu ngi fay évoluer ak doole parce que chaque jour ay cas yaa ngi gën a yokk ñoom actuellement ñu ngi ci 638 cas 37 yoo xam ne génn nañu àdduna 26 yoo xam ne tane nañu ba dellu nañ seen kër. soo xoolee actuellement au Maroc ñi génn àdduna ak ñoo ëpp gum ñi nga xam ne ñoo tane ba dellu seen kër ñu ne ñaanal tamit yàlla foofu vraiment borom bi wàcce fa xéewal ba cas de décès yi mën a wàññeeku. dañuy dem tamit en Europe gis nañu actuellement que Italie sonn nañu trop te dafa bëri ay sénégalais ñoom actuellement ñu ngi ci 105 792 cas 12 428 ñoo ci génn àdduna mu nekk lu bari. gis nañu Espagne 102 136 personnes ñoo ci nekk positif 9 053 personnes ñoo ci génn àdduna. France actuellement ñu ngi ci 52 836 cas ñoom soo xoolee ci 24 heures bi rek am nañu 509 décès diggante démb ak tey loolu moo tax seen bilan bi actuellement dafa yokk ci nombre décès yi nekk 3523 personnes yoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan. États-Unis actuellement nag ci monde bi moo ëpp cas ñoom ñu ngi ci 190 089 1096 personnes ñoo ci ñàkk seen bakkan ñi ci des yëpp ñu ngi fu mu toll nii ñu ngi ci sous traitement. Chine mi nga xam ne fa la coow li commencé ñëpp xam nañ ko plus précisément Wuhan ñoom ñu ngi ci 82 631 décès 3193 ñoom actuellement amul ay cas local ay cas importé la ñu am feebar bi stable na foofu te ñoom dafa am benn kii bu ñu programme bu ñu tëraloon mooy confinement ku nekk toog sa kër génnatoo soo gisee ne loolu actuellement ci monde bi y a 44 216 personnes yoo xam ne ñoo génn àdduna ci coronavirus bi mu nekk loo xam ne chaque jour mi ngi évoluer di gën a yéeg chaque jour am na sax ñuy dem bay ne nombre bi fu mu dem kenn mënu ko lim soo gisee dëkk tubaab bi actuellement dañoo sonn nañu trop parce que amatuñu sax fu ñu dugal seen ay malade metti na si ñoom jaaxle nañu ñun fii Afrique ne ñaan yàlla gën ñu yokk sutura particulièrement au Sénégal tey nag li lañ leen dégtaloon ci seen information coronavirus du 1er avril 2020 ñu leen jox dig daje ba suba jeudi incha allah rabbi ci yeneen information jërë ngeen jëf.